ay ca mbokk yi yeewu leen ndax jàmm xibaar yi nag la ñu koy dooree sax nag mooy la nga xamante ni si moom la opposant yi daal di nag créé muy front de l'opposition ñoom ñooñee nag la ñu ci jublu sax nag mooy nee nañu daal dee boole seenu doole ndax kat nag bu ñu seetaanee ñi ne ci réew mi jamono ji nag daañu leen nag sàkkal pexe ñoom ñëpp nag kaka jiite sax nag di Khalifa Sall waaye nag mu mel ni daal am na ñu nga xamante ni si daal yëf yooye ñoom gisuñu ci nag seenu bopp wala nag gisuñu leen ci dégguñu leen ci ku ci mel ni nag Amadou Ba daal jamono ji moom moomee nee na nag du ànd ak képp ku nga xamante ni si daal ay traître nga moom daal nee na du bafoué la nga xamante ni si ni daal mooy leadership am dafa daal dee lànk bañ nee na daal du ànd ak ña nga xamante ni si ba mu méttee gisu leen woon moom Amadou Ba kii nag di Thierno Alassane Sall it wala ku ci mel ni Karim Wade sax nag gisuñu ko Karim Wade nag gars yi di samp ab laaj nan nag est-ce que du nag mook président dafa am lu ñu waxante woon ba tax na nag moom bëggul nag bokk ca allié des opposants wala nag nu yëf ya demee wala nag c'est des raisons personnelles wala daal ku ne da nga nag bëgg a def sa yëfu bopp ba tax na sax nag yëfala Farba Ngom ya nga xamante ni si nii nag mu nga doon gën di wëyandi muy nag coowal 125 milliards ya moom nag Farba Ngom moo nag daal di jukk waaxu dem ba fa nga xamante ni si nag mooy dikk daal di nag jëli ji convocation moom Farba Ngom maire à Niama moom daal moo dem nag xaarul nag ña nga xamante ni si ñooy policiers ya takku der yi di ñëw nag këram di ko apporter la nga xamante ni si mooy akub convocation nee nañ nag dañoo dégg ni daal ñoom ñoo ñee di kii di seen client ñoom avocat yi ñooy wax nee nañ dañoo dégg ni que seen client dina nag jot akub convocation ñoom ñoo ñee ñu daal di koy gunge mu daal di dem nag daal di koy récupérer kenn ci avocat yi nag ñu naan ko M Ndoye monsieur Ndoye moo ko nag doon wax bu ñu wëyandee sax nag Vox Populi daal di xëyaat nag ca xët bu njëkk ba ca nag Farba Ngom la mu def daal di dem nag fële ca digg daal di nag jëli convocation nee nañ sax nag ab mandat de comparution la jeudi bii nii la Farba Ngom di dem nag daal di taxaw ca kanamu yoon bu demee ca kanamu yoon nag dana wax moo defam deful ca nag coowal 125 milliards ya ku ne nag daal di xam fa wànnent daal di mujjee ki gëtëm ba tey sax nag Vox Populi di ñëwaat nag ci Pape Sané moom nekk nag ab chroniqueur fële ca Walfadjri moom moomee nag moo fi waxoon que ni nag coowal scandale financier yi nga xamante ni si mu ngi ci réew mi wala nag benn ci coowal financier yooyu am na nag kenn ci nag ministre yi ci la nag daal di bokk moom loolee la waxoon ba mu waxee loolu nag procureur daal di koy woo ne ko nag la nga wax indi ci nag ay preuve yu leer la nga wax waxal nag foo ko teg wala nag daañu la topp pour diffamation naka noonee nag mu daal di dem indi ay preuve am daal di koy teg ci taabal ji moom nag Pape Sané jamono ji bàyyi nañ ko mu daal di génn nee na nag bàyyeegum nañu ko ndax kat nag il est à la disposition du procureur te nag heure bu ñu ko soxlaa rek dana dem wuy ji moom Pape Sané moom tey nag nee na la mu waxoon du ca nag dellu ginnaaw parce que nag kat la mu wax daal am na fu leer fu mu ko teg ba tax na daal la mu wax moom la wax ba tey jii nii nag teggu ci benn baaraam nee na nag laaj nañ ko dossier ya nga xamante ni si moom la teg comme preuve nee nañ ko nag fan nga ko jëlee mu ni nag journaliste la am na droit nag daal di noppi la nga xamante ni si mooy ay source am nee na nag am na droit ba ñu koo wax ba tax na daal du wax nag fa nga xamante ni si foofu la jëlee yooyu preuve waaye daal lu ci mënti am indi na ay preuve daal di koy teg pour nag daal di firndeel la nga xamante ni si moom la doon avancé que ni nag scandale financier bi fi amoon benn ci ministre yi bokk na ci ba tax na nag ñu woowoon ko indi na ci daal ay preuve moom nag Pape Sané jamono ji ñibbi na nag ca këram Cheikh Omar Anne ba tey sax moom moomee it mu mel ni nag front ba nga xamante ni si opposition bi def nañu ko daal moom moomee nag bokk na ci nee na daal jamono ji képp ku nga xamante ni si da ngaa bëgg a diriger rek nag demal nga diriger la nga xamante ni si mooy sak parti ndax kat nag bu leen neexoon ñoom ñooñee ñoo ci gën a am expérience ñoo ci gën a yàgg ñu daal di réclamer la nga xamante ni si ni nag mooy président de l'opposition neen daal ñoom loolee noonu nag defuñu ko naka noonee daal nee na daal nag ku ne fi mu ne nii nu golo xam bootee doom nee na daal si on veut diriger on n'a qu'à aller diriger son parti vouloir coordonner des partis ça ressemble à autre chose maanaam daal nee na bu ñu nag bëggee jël ay parti di ko coordonner kenn nag jël ca parti yooyu yëpp nekk ca bopp ba nag dafa mel ni daal am na leneen lu muy ndural nag ku ne nag daal di diriger sa parti nee na nag nous ne faisons pas partie du FDR maanaam daal la nga xamante ni si kii di Khalifa Sall daal di na koy créer ngir nag ñu daal di xeex nag démocratie bi nga xamante ni si jàpp nañ ni amul ci réew mi nee na ñoom bokkuñu ci loolu duñu nag jël li nga xamante ni si mooy opposition bi di allié wu rek di allié wu comme ça moom ak Amadou Ba daal jamono ji jàpp nañ ni que ni nag fas yéene wu ñoo bokk ca boobu mouvement dañoo fas yéene daal doxalal seenu bopp ba tey sax nag ci xët bu njëkk bii di nag la pêche
ba tey sax nag ca xët bu njëkk journal bi bu ñuy ñëwaat ca nag Pape Sané chroniqueur ba nga xamante ni si moo nekk fële ca Walfadjri moom moomee nag jotaan na la nga xamante ni si mooy liberté ma wax naa leen ko sànq Pape Sané moom moomee moo ni woon daal la nga xamante ni si mooy scandale financier ba amoon ci réew mi nag benn ci ministre yi bokk na ci ba tax na nag ñu daal di koy woowoon ba ñu ko woowee woon sax nag andi woon na ay preuve xët bu njëkk la Tribune di ñëwaat nag ca affaire 1000 milliards ya benn plainte nag dóor nañ ko ci table procureur parquet financier daal di na nag saisir waaw affaire 1000 milliards ya nga xamante ni si daal kii di président Ousmane Sonko moo ko fi waxoon nag ca campagne élection législative ya ñu ni woon nag am na benn compte bu nga xamante ni si daal gis nañ fa plus de 1000 milliards ba tax na nag jamono ji daal loolee mujjul woon fenn ku ne naan nag ana 1000 milliards yi ana wax ja naka noone daal jamono ji nii ab plainte door nañ ko ci table ji mu mel ni nag yëf ya daal dina fas yéene nag jëm ca kanam maam Farba Ngom ñëwaat nañ ca moom it moom moomee jeudi sax nag lay dem fële nag ca pôle judiciaire financier bu dee moo gokk mu wax bu dee gokkulin mu daal dee wax ba tey sax nag ca journal bi ñuy ñëwaat nag ci kii di Tahirou Sarr mu mel ni moom it nag dana wuyu ji fa nga xamante ni si daal mooy pôle judiciaire financier moom ak Farba Ngom ba tey sax nag ñoo bokk jour ba nga xamante ni si daañu ko comparaître muy nag jeudi daañu dem nag jàkkaarloo ña nga xamante ni si nii nag ñoo yor wàllum justice ñu daal di leen di àtte nag ki nga xamante ni si nag mooy Falidou Keita jamono ji moom namit la ñuy waxtaanee moom daal jamono ji licenciement rek la daal di nekkee fële ca nag CDC moom Falidou Keita jamono ji ay licenciement yu bare bari nag la ñu nemmeeku foofee nga xamante ni si mooy CDC teyit nag moom moomee sax nag moo nekk ca bopp ba tey fële na le sax nag ca Kaolack benn accident moo fa daal di am ñaari nit daal di nañ ca ñàkk seenu bakkan ay blessé yu bari yi nag daal di na fa am 6 blessé nag sax la ñu daal di compté ca l'accident boobee nga xamante ni si ca boori nag Gandiaye la daal di amee maanaam nag booy dugg biir Kaolack daanaka rek la nag yëf ya daal di amee foofu nee nañ nag ab 7 place la moo daal di mbëkkante ak ab camion bu nga xamante ni si dafa stationné foofee ca wetu nag lycée bu Gandiaye ba nag la camion bi daal di stationné woon 7 place bi nag moo daw ba daal di koy mbëkk ñu daal di cay nemmeeku ñaar nit nag ñu daal di ñàkk seenu bakkan 10 personnes ñoo ca nag daal di blessé ñoom ñooñu sax yóbbu nañ leen nag ca hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass ba nekk foofee nag ca Kaolack ba tey sax nag fële ca UGB benn nag étudiant la ñu fekk mu daal di ñàkk bakkanam ci biir nag chambre am mu mel ni nag yëf yi ab suicide nag la gën a nduróol la nee nañ un étudiant en master 1 de droit maanaam master la doon def en droit moom moomee la ñu fekk nag mu daal di ñàkk bakkanam fële ca université Gaston Berger bu Saint-Louis moom moomee nag mu jóge woon ginnaaw raay Ndakaaru fii ñu doon ko wax nag Matar Diagne mu tolloon ci 27 ans moom moomee la ñu fekk nag mu daal di ñàkk bakkanam naam nag yëf yi jàpp nañ ne sax nag suicide la waaye daal jamono ji nga xamante ni si nag ñoo yor wàllum enquête ba daal di nañu nag ibbi ay l'enquête fas yéene leeral nag yëf yi naka la demee fële it nag ca Cambérène benn policier moo fa nag daal di ñàkk bakkanam ci ab accident benn accident moo am fële daal accident bi nag benn véhicule de type L200 la moom moomee nag moo daal di def li nga xamante ni si mooy accident bi policier ba nag ca ñàkk bakkanam sax nee nañ nag 47e promotion la daal di nag jugee moom moomee nag da koo percuté mortellement ci nag fekk mu ngi yëg ci li nga xamante ni si mooy ab motoom ca la ko nag oto L200 ba daal di tëlee mu daal di nag ñàkk bakkanam ba tey sax nag buñ del see Thiès nag li fi am mooy ay tension ca l'université Iba Der Thiam maanaam nag université ba nga xamante ni si mu ngi fii biir Thiès ay affrontement yu métti moo fi nag daal di am dox nag ci diggante étudiants yi ak ña nga xamante ni si ñooy takk der yi jamono ji daal fi mu ne nii ñoom ñooñu ñëpp dañoo jug taxaw ba dëgër ne nag li nga xamante ni si mooy 1494 nouveaux bacheliers yi duñu nag daal di dugg fa nga xamante ni si mooy ca université boobu ndax kat nag université bi fees na ñoom ñooñee amatuñu fu ñu dugg amuñu la nga xamante ni si nii nag mooy lekk gu doy wala it nag salle de classe yu doy ñu bëgg leen a indil lu ni mel ñoom nag duñu ko nangu ba tax nag ñu taxaw fas yéene jaayante seenu bakkan ay ca mbokk yi jaajëfal leen jox leen dig daje bu suba incha allah. ay ca mbokk yi ziar naa leen bu baax a baax di leen jaajëfal ci ànd bi déglu bi comme à chaque fois rek ni ñu koy defee bu ñu defee revue de presse ba pare dañuy amal waxtaan bu ndaw bu ñuy waxtaanee. tey nag dama leen indil benn cas bu xaw a doy waar parce que maa ngi koy xaw a annoncé sax nag ci revue bi mais nag dugguma ci bu baax a baax dama bëgg nag ñu waxtaanee ko sama gars yi parce que ki nga xamante ne si mooy Matar Thiam ama 27 ans ñu fekk ko mu ñàkk bakkanam fële ca UGB moom moomee condition yi nga xamante ne si moom la ñàkkee bakkanam c'est atroce ñaaw na métti na parce que ndeysaan mu ngi baalu ak ci ab lettre moom ci jëma Matar Diagne de son nom dafa nag daal di bind ab lettre daal di ko fi bàyyi maanaam daal lépp tout porte à croire que ni nag suicide la dama leen ci xawala lire lettre bi nga xamante ne si moom Matar Diagne nag bind na ko après ñu ñëwaat ci li nga xamante ne si ni nag mooy seen xalaat wala sama xalaat
moom Matar Diagne ca lettre ba nag bind na nee na lettre de Matar Diagne. Je ne serai plus vivant quand vous lirez ce texte. J'ai décidé de mourir dans la dignité plutôt que de vivre dans le déshonneur. En 2020, j'ai obtenu mon baccalauréat en étant premier du centre. Mais quelques mois plus tôt, une grave maladie m'a atteint et elle persiste jusqu'à maintenant. J'ai toujours été une personne réservée dont l'intégration était quelque peu pénible. Pendant cette période, j'avais commencé à m'intégrer socialement, mais à cause de la maladie, j'ai recommencé à m'isoler. Malgré tout, j'ai décidé d'aller à l'université et de poursuivre mes études. Et là, je vis entre l'UFR et ma chambre. Mais certaines personnes ne voient pas que cela d'un bon œil. Qui dafa bon du dem ci nit ñi bëggul nit, disait-il. Cela m'a davantage isolé. Pourtant, il aurait été facile pour eux de comprendre que c'est ma situation qui me pousse à m'isoler. Certaines personnes sont très intelligentes, mais elles peuvent se révéler être des cons quand il s'agit de comprendre la situation de leurs semblables. Bataillant ci lettre bi. L'isolement additionné à la souffrance de la maladie a eu des conséquences néfastes sur moi. Je ressens une tristesse immense. Il y a une tempête dans mon cœur. La foi où j'ai eu à me confesser, mes confessions ont été exposées en public. La conséquence en est que je me méfie, je n'ose même plus en parler avec des amis. Face à ces situations, je me mue dans mon silence, comme si je sais si bien le faire depuis que je fus enfant. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des personnes qui s'adonnent aux moqueries avec joie sans mesurer les conséquences de leurs actes. Bataillant ci lettre bi. Nee na nag peut-être que ma mort ouvrira les yeux à certains étudiants et certaines familles. N'isolez personne, n'ignorez personne, ne vous moquez de personne et ne fuyez personne. Rapprochez-vous des gens qui s'isolent, parlez-leur et essayez de les comprendre sans les juger. Bu leen bàyyi kenn muy wéet ak ay problème am, bu leen xeebal kenn problème am. Tayit nag li muy wax ci lettre bi ba tey nee na cet acte je l'ai fait en quelque sorte en guise de sacrifice pour que ngeen bàyyi xel les autres qui ont des soucis. Ne jugez jamais une personne sans le connaître. Damay nag daal di xaw a yem foofu tuuti ñu daal di cay waxtaan sama gars yi parce que lettre bi ça fait très mal au cœur ndeysaan li muy wax nii maanaam moom dafa nekkoon en phase dépressif yàgg na ko dal nag ndax feebar bi nga xamante ne si moo ko dal avant muy am bac waxu ko mais feebar bi dafa amoon problème mu intégration maanaam daal pour mu dugganteeg nit ñi moo nekkoon problème de ce fait gars yi topp ko di ko juger da nga bëggul nit da nga bon da nga soxor ba tax mu gën a renfermé wu ci moom amul ku mu waxal ndeysaan li nga xamante ne si mooy ay problème am sama gars yi mu nekk di dund lu métti lu nga xamante ne si mu ngi ciy wét. nee na lii mu def nii daf ko def ngir nag ñu gën a bàyyi xel ñi nga xamante ne si ñu ngi noppi ñu gën leen di soutenir di gën di wax ak ñoom moom loolee la wax moom Matar Diagne. nee na li nga xamante ne si moom la def loolu la ci jublu pour gars yi gën a bàyyi xel ñi nga xamante ne si dañuy wéet te ñu bàyyi di reetaan nit te ñu bàyyi di mokewu ci physique nit wala naka ci li nga xamante ne si mooy comportement nit nañu bàyyi di daw nit nañu bàyyi di jàññi nit di leen bëmëx sama gars yi. moom loolu la ci jublu woon ndeysaan mu nekk nag lu nga xamante ne si métti na trop parce que c'était pas une douleur physique parce que nee na nag la douleur physique ce n'est rien mais celle du cœur est infernale nee na gox moomul yéen yi ndeysaan mu wax ay wax yu nga xamante ne si daw na yaram nee na nag je suis une personne très digne et j'ai eu un très grand sens de l'honneur il m'est préférable de mourir dans l'honneur que de vivre dans le déshonneur nee na nag tey jii damay dee nga gis ñu nga xamante ne si dañuy jël ay témoignages yu baax di ma ko bind amaana ba may dund defuñu ko woon. ndeysaan nee na yaayam nag moom rek la xamul nu mu ko doon def depuis loolu moo tax muy wëyandi ak moom mais nee na jamono ji yaayam dafa feebar amee AVC depuis 2011 la ko amee woon AVC bi maanaam ndeysaan dafa paralysé nee na tey jii nii moom mënul nag am li nga xamante ne si mooy feebar bii nii di ñëw di leen teg yeneen charge ay parents am nee na nag muy baalu ak maamam di baalu ak papam di baalu ak yaayam. nee na nag mu ngi baalu ak ay xarit tamit lim na quelques xarit yu nga xamante ne si daf leen di baalu ak frères et sœurs yi nga xamante ne si nee na xam na ni da leen a bëgg ñoom dañ koo bëggoon waaye nag fi mu ne nii moom mënatul woon dund en fait xajatul woon ci réew mi xajatul woon fi nga xamante ne si nii nag mooy ci dëkk bi ba tax na moom il a préféré mu daal dee xaru dafa xaru fële ca UGB la nekk doon jàng nekkoon en master 5e année de droit ci la daal dee xaru. moom il a préféré se suicider parce que nee na li nga xamante ne si moom la doon dund mënatu ko nee na je veux mourir en paix sans haine donc je pardonne à tout le monde ceux qui m'ont blessé consciemment ou inconsciemment et je demande pardon à toutes les personnes que j'ai eu à causer du tort ndeysaan muy baalu nag aussi képp ko nga xamante ne si moom nee na mës na ko tooñ waaye képp ko tooñ baal na ko ak parce que dafa nag bëgg dem si jàmm nee na nag niñ ko mën a dimbalee instant yi jamono ji nag mooy ñu ñaanal ko nee na ko ñëpp ñaanal bu ko nag kenn jugé
waaw nee na j'aimerais être enterré à Médinatul Djilani nee na bu fekkee am na cimetière foofu nañ ko suul foofu bu dee nag foofee amul ay cimetière nañu bàyyi papam nag mu choisir fépp fu nga xamante ne si nii nag bëgg nañ ñu suul ko fa ñu daal dee koy gasal nag bàmmeel bu xóot moom moo ko wax nee na nag creuser pour moi une tombe profonde qu'Allah me pardonne ne jugez pas mon acte laissez Allah en disposer car Allah est miséricordieux ndeysaan loolee la wax en fin de lettre mu nekk nag lu nga xamante ne si daw na yaram trop c'était très touchant ngay lire lu ni mel parce que kat li ngay lire ni mu leer la ni ndeysaan borom wuy ji na boromam metti na mais nag sama gars yi tey jii duma leen ni que ndax xaru bi dagan na wala daganul wala yéen lu ngeen ci xalaat parce que moom si jëmam nee na bu ñu ko jugé nañu bàyyi ki nga xamante ni si mooy yàlla suñu borom mu jugel ko boppam parce que il est miséricordieux maanaam mu ëpp yërmande ñëpp kon nag nañu ko bañ a jugé sama gars yi ñu ñaanal ko it waaye nag man li ma bëgg ñu waxtaane mooy li nga xamante ni si mooy dépression yi gars yi di dund parce que sama gars yi gars yi ñu ngi fi nekk di dund ay dépression yu métti di toog ci seen rukk duñu wax ak kenn gars yi duñu leen nangoo comprendre gars yi di leen daw wala ñu lay jël nan la da nga bon sa xol dafa bon sa xol bi ni mu ñuulee bëggoo nit da nga siis ndeysaan c'est des propos yu nga xamante ne si dafay atteindre nit tellement que mën na la dugal ci lu ne mën na la dugal ci phase dépressive mën na la dugal ci lii nga adonné wu au suicide lu ne xaj na ci kon nañu éviter loolu bu baax a baax bu ñu amee koo xamante ne si day toog ci ay rukkam du faale kenn nañ ko ñëw jéem a xool nu ñu ko indi waatee ci biir nit ñi nañ ko xool nu ñu ko delloosee ci biir nit ñi di waxtaan ak moom ngir mu génne li nga xamante ne si moom la nekk moo nekk ci xolam sama gars yi nañuy favoriser bu baax a baax nag di waxtaan ak ay psychologue nañuy favoriser di waxtaan ak ay psychologue bu baax a baax am na ci solo bu ñu amul psychologue moyen dem ci psychologue nañuy waxtaan ak nit ñi waaw daf may weer waaw daf may lii loolu yëpp dëgg la mais xoolal sa yaay du la weer xoolal sa papa du la weer boo amul parent am nga sœur ndeysaan wala frère nga wax ak moom nga am koy confier wu boo amul koo waxal sax yow jëlal say audio nga koy envoyer sa personne sa numéro bopp yow sa jëmam ngay wax ci audio yooyu di génne li nga xamante ne si mooy nekk sa xol l'essentiel del wax rek day génne li nga xam ne moo nekk sa xol parce que lii ren nag lay daal di indi moom moomee sax nag la mu terminé nee na am na la nga xamante ne si mooy roman bu nga xam ne moom da ko doon bind te nag pare na ko nee na roman boobu nag il l'a terminé j'ai terminé mon roman intitulé La fuite des indésirables nee na nag roman boobu il parle de l'immigration clandestine je l'ai envoyé à la maison d'édition Harmattan Sénégal avec mon adresse email nee na nañu ko dimbali mu daal di publier la nga xamante ne si mooy livre boobu ndax loolu kese nag lay bàyyi comme souvenir ci ñun ñi ndeysaan nee na nag lépp lu nga xamante ne si am nañ ko ci livre boobu muy nag benn sou bu ndaw pécuniaire bu ndaw bu nga xam ne xaalis la am nañ ko ci livre yooyee nañ ko dugal ci nag faju yaayam bi mu baalu ak bu baax a baax gars yi yéen jox leen ma seen xalaat mbokk internet yi pas ci li mu def mais ci li nga xamante ne si nii nag dund na ko muy phase dépressive bi nga xamante ne si bon nombre de sénégalais wala bon nombre de personnes jamono ji ñu ngi koy dund yéen jox leen ma ci seen xalaat ay ca mbokk internet yi mu mel ni nag tey fait divers bi lii la woon mu nekkoon nag lu triste mais jaajëfal naa leen bu baax a baax ci ànd bi maa ngi déglu commentaire yi seen message yi ça fait plaisir des fois ça fait rire mais bon ça fait plaisir daal di ngay def dara ñu la ci nag bàyyi xel bu baax a baax ayca dama leen di jaajëfal nag di leen jox dig daje ba suba incha allah ci beneen revue d'ici là restez connectés pour la suite de nos programmes bonne journée.